mbokk yi jërë ngeen jëf ginnaaw ba leen gërëmee sant leen am mbégte ak bànneex bu rëy teewaat di leen jégalu bu baax ci ànd bi ngeen ànd ak ñun ci seen site la teranga.info xalaatu bun xataab ngeen ànd ci ak Oumar bun Xataab Gueye tey ñu dellusiwaat di wax ci actualité jëme ci dialogue politique bi wala dialogue national wala diggante Abdoulaye Wade ak Macky Sall parce que ku wax dialogue tudd ñaar ñooñu ak seen diggante fi mu dem ba egg lan moo indi diggante Abdoulaye Wade ak Macky Sall mënatul daje te pourtant bee passé waxoon naa fi deal international mais deal boobu ba léegi ñi ngi ci parce que politique jamais amul ñi ngi naan Abdoulaye Wade mënta dem dialogue mais tey jii bu ko Macky Sall na woon waa Wade léegi Karim Wade day dellu si Sénégal ñibbi si ñu teg ay conditions ñu am ne seeku am déet est-ce que Abdoulaye Wade du nangoo dem dialogue gëm naa ni dina nangu waaye tamit gars yi ànd ak Khalifa Sall bu ne la woon mbiri Khalifa day bokk ci waxtaan wi ñu xool immunité bi nan lay def ba génnee ko mu doon député bu àtteem jotee ñu àtte ko ñoom Bamba Fall ak Barthélemy dañuy wuy ji dañuy wuy ji kon jamais amul bañ nañu tey mais ëllëg mën nañu nangu mais li waral dialogue bi Aly Ngouille Ndiaye woote doy waar le 21 parce que Aly Ngouille bu ma ko gisoon dan naan ko bu mu forcé li Mbaye Gueye Faye waxoon bu ko forcé utu naa Abdoulaye Daouda Diallo doon naa ministre de l'intérieur rek dama ko war a forcé dialogue dafa war a am force bu ñuy wax dialogue bu Abdoulaye Wade bokkul ak PDS dialogue boobu day des bi ñuy wax dialogue bu ñoom Khalifa yi bokkul ak Idrissa Seck ak ñoom Malick Gakou dialogue boobu day des parce que ñi fi représenté quelque chose ci politique fii Sénégal xam na leen mais jël ay parti xusma ñàpp ay parti cabine téléphonique ay parti yu tekkul dara ay génnu bëy leen nëbbuñu awra dàquñu weñ amuñ njariñ parti boo xam ne xamuñu sa makkaan fu mu ne sa fa mooy sa siège ku la bëgg a invité amul numéro téléphone bu mu yor pour invité la buñ ko mënoon da leen invité fii ñu waxal seen bopp mais xamuñu leen parti yooyu ne ànd nañ ci dialogue dañuy dem fekk ji ñun dañuy dem wuy ji yaa ngi gis nga gis ay tappalekat naan la parti pur ñetti député la am ci élection yu wees ñu ne non pur bu doon opposition bi am na leader pur lay doon waa pur bu leen kenn nax da leen di jaay pur def na élection yi baax mais tojaguñ fenn c'est-à-dire que il faut que ñu delloo si leen si seen niveau pur du PDS pur du Khalifa pur du Idi c'est-à-dire que il faut que ñu xam loolu comme pur d'accord na non pur d'accord na mais bu pur d'accord nag Aly Ngouille jarul yi yàkkamti c'est-à-dire que nga am dialogue bu baax bu ñëpp teew moo gën am na ay préalable am na ay conditions yu gars yi teg conditions yooyu mun nañ ci discuter waa PDS waruñu ne non Karim Wade bu bokkul ci lii waa gars yi Khalifa bu Khalifa génnul non waruñu teg loolu peut-être mun na bokk ci ordre du jour yi liñ mën a waxtaanee boole ko ci waxtaan bi mbiri Karim mbiri Khalifa yooyu yëpp mën nañ ko waxtaanee parce que fii lu mënul waxtaanee amul mbiri Karim Wade dañ kaa waxtaanee ba mu génn mbiri Karim Wade dañ kaa waxtaanee ba mu génn dem Doha dañuy waxtaanaat ba mu ñëwaat Khalifa mi danoo wax ba tëj ko kaso dinañ wax ba génnewaat ko parce que adduna mooy doxe noonu mais Aly Ngouille bu ko parti yu ndaw yi nax parti ndaw yooyu Aly Ngouille di wax mais Aly Ngouille gëmu leen ministre de l'intérieur bi fi jógee lu mu mujj a wax élection yi ñu jógee 47 parti wala coalition dem ci ay élection est-ce que loolu jaar na est-ce que loolu c'est du sérieux pourtant dama doon bi ñu ci jógee lu président Macky Sall wax danoo war a raxasaat géewu politique bi xool parti amul njariñ ñu fexe na la leen di dindee ba élection du bareeti ay lii Macky Sall mënu wax loolu ba pare Aly Ngouille ñëw duñu prouver le contraire naan ñu non parti yëpp a yam bu ñëpp yamee am ñu gedd seen cër parti yooyu duñ parti wu dara ñii ay parti dóorkat lan ñii ay parti lan yoo xam ne ay mer gembu lan maanaam fa ñu nekkee fa lan mer
ñëw di ut légitimité non mën nga légal parce que am nga ay kayit mais légitimité beneen affaire la sur le plan politique kon parti yu ndaw yooyu noonu xoolaat fi ñuy teg seen tànk ak fi ñu jëm bañ a nax seen bopp bañ a dugg ci lu ñu xamul Aly Ngouille Ndiaye ñu bañ ko dugal ci erreur mu bëgg a forcer ni le 21 rek dañuy dem na fexe nan lay waxtaan ak ñeneen ñi ñépp ànd ci dialogue mais boo gisee opposition bi ragal tamit am nañ ci fu ñu ko teg Macky Sall day faral di def lenn bu bëggee def dara da koy def ba pare doo ko wote waxtaan bi muy dem élection bu wote woon waxtaan avant élection du waxtaan bi muy dem référendum bu wote woon waxtaan avant référendum du lii mais da leen yóbbu élection duma leen ba pare ñëw di leen woo ci waxtaan léegi bu ñu defee la parti bëri tas parce que bu mu nee dew ma Vincent dem te nu bokk parti yi bokkutuñ luñ gëm dialogue 28 mai bi ñu weesu bële dana woon journée du dialogue national ban dialogue moo fi amaat 28 mai passé na te kenn gisu dialogue kon il faut que ñu sérieux ci suñuy kaddu ñun suñu nit yi politique problème kaddu la na am kon Aly Ngouille na def nank affaire jël bal bi bondel ko nank mettiwul lu yombul woon Abdoulaye Daouda Diallo moom mi du ko yomb parce que politicien la tamit ni ko gars yi waxee dem na fi Touba yow ñu lii këramu sëriñ bi jouru màggal nga naan Macky moo def réalisation bi moo def mais yow ñu lay jiñ dem nga seetal leer parce que politicien la APR la faral parce que ba mu demee toog Touba toggul toggaayu ministre bu ñëpp bokk may dafa toog toggaayu politicien di jaay li waa APR liggéey Touba di campagnal président Macky Sall loolu boo ko defee ba pare ñëw bëgg a woo ak kujje politique ci waxtaan dañuy bañ ñu am fu la yi bañ teg ci dialogue kenn du ko wootee ci mbedd Abdoulaye Wade boo koy woo da ngay jël téléphone boo ko te dialogue bi yëpp coow li Abdoulaye Wade moo leen ñoroon mooy waa Touba wax nañ ci nanu dialogue nanu juboo mais dem nañ ba ci biir xam ne dil bi ñu bëgg a dugal Abdoulaye Wade du ci daanu pièce bi ñu ko bëgg a dugal du ci daanu parce que soxla nañu renfortu PDS maanaam dem nañu dialogue jox nañ ko hélicoptère bi muy dem Touba nee na dañ ko àll hélicoptère wala dañ ko luyee pourquoi bi muy dem law la ñaseen joxuñu ko parce que la mu wax Touba ci wàllu bor bi moo tax joxuñu ko kon li ñuy dund ak Abdoulaye Wade ñoom gëmuñu ko daa am fu ñu bëgg a jaar PDS pour renfort même bu PDS yëpp buy suul PDS jaar fa tas parti PDS bi dem fekk Macky beneen parti bi def ni comme ni waa PS def rek benn parti baa nga Khalifa benn parti baa nga ca Tanor fee benn parti baa nga Gakou AFP benn parti PDS la noonu la ko bëgg a def mais Abdoulaye Wade moo leen gën a ñor ci politique dem na fi law na duma leen métti bu ko kenn tuddee AIBD booy tuddee ma porte leen plainte mu leen dàq politique mun naa am sax gars yi nar ñu koon tuddee mais dafa mën a politique yaa ngi gis kon gars yi il faut que ñu li ñuy def yeneen gars yi di leen nax noonu xam ne mun ñu ko def ak Abdoulaye Wade politique day carte li mu bëgg lay am ku ko bàyyil Karim mu ñibbisi fii mun a doon candidat léegi mu jal yaa ngi gis beneen bi ci topp nag mun na doon haine ak rancune seen diggante parce que Macky Sall bi mu ne cëpp ci réew mi li mu njëkk a def mooy régler ay comptes ak Abdoulaye Wade jël doom ji tëj doom jee def ak deful man sama yoon nekk man ay mbiri justice du mu ci wax mais règlement de compte am na ci rancune am na ci mais aussi haine am na ci Abdoulaye Wade génn na ci palais bi ñu koy jiiñ ay lan la ko doon jiiñ ay yaa sàcc ay moquette xam nga yooyu Abdoulaye du koy téye Abdoulaye Wade gàddaay réew mi doom ci nekk ci kaso bi ñu koy rongé yooyu yëpp da koy téye naam moom tamit kun fay sa bor nga mer li nga leb la moo baaxul si la fi toroxal Karim Macky Sall ba jëgu ndara kam génne ko assemblée nationale tax ko ci nguur gi toroxal ko moo koy gaayam mais yàlla atte tey jii yàlla atte ne mais Macky Sall tam foofu la waroon xoolee ji nga ku yàlla di fayul waroo xeex Macky Sall waru bëreeg Khalifa Sall Macky Sall waru bëreeg Karim waru bëreeg Abdoulaye Wade bi yàlla mu ko siggil maanaam dañ la xeex toroxal la ba nga génn nga dellusiwaat nekk président seen kaw di bur di bummi waaye baaleel jéggale la sëriñ sii di wax ñu naan sëriñ si nee nañ jalo sëriñ si waxuñu woon ñu bàyyi Karim Wade est-ce que da nga kaa bàyyi est-ce que Macky Sall déggaloon na leen sëriñ si waxoon am na ñu ci wax ci mbiri Khalifa est-ce que Macky Sall déggal na leen tey ñu ne dialogue non danoo war a déggal Macky Sall c'est-à-dire que il faut que ñu raisonnable di wax dëgg rek te yàlla tax bañ a wax waxu parparloo bañ a wax waxu dara Abdoulaye Wade il est temps que ancien président naam day politique mais na nga ko jox gëddam
bu ko neexee politique moo tay parce que kenn waxul boo amee 91 ans doo politique kenn binu ko 20 kon bu ko neexee politique mais bu waree am hélicoptère na nga ko jox bu waree am logement na nga ko jox bu waree am salaire na nga ko jox comme ancien président comme ni ñu joxee gëdd Abdou Diouf parce que li Abdoulaye Wade lebal Macky Sall Abdou Diouf lebalu ko kii di Macky Sall te Macky dama naan ko wat ji nga socialiste yi leen rek moo leen ñor mooy juróom fukki at yi fi Abdoulaye Wade wax ni libéraux ñoo ko war a def loolu lay bañ mu am kon di ñaso di Tanor di sëñ Mbaye ñoom ñëpp attention mën na la dugal ci rapide sambalaw bi boo xam da ngay yéeg te doo xam fan ngay wàccee kon fexeel jubóog réew mi waxtaan ak réew mi te nu xam ne dialogue du rek politique tali bi ñu ngi ciy rey ay nit mais kenn def ko débat national 29 personnes lu toll ci 40 et quelques personnes ci màggal non ñi ngi jaare diw ñi ngi leen di ñaanal mais loolu dafa laaj waxtaan njàng bi dafa laaj nit ñi ngi dee ci hôpitaux yi loolu dafa laaj waxtaan boy yi dee ci immigration clandestine ci nu doomu réew yi mais du ko def information principale dañ koy def rek benn brève benn flash noppi ci yooyu ay dégâts la ay nit ñi ngi ñàkk seen liggéey ci réew mi yooyu yëpp dañ ko war a doolee def ko dialogue mu bañ a doon rek dialogue entre politiciens yaa ngi gis te nag ñu waxante dëgg te yàlla tax dialogue bi nañ ci boole jox carte nit ñi seen carte d'identité carte du rek pour voter yaa ngi gis jox nit ñi seen carte d'identité waaye tamit la amoon ca élection yi waa ca législative yi toje bu metti goog bañ a amati bu ndemee bay wax dialogue politique na ko mais tey yenn parti yi amul benn njariñ yi dialogue bi leen rek lañ ci bëgg dama bëgg a transhumé bu ndemee ñu ne wuy dinañ dialogue bi jeex na ñu ne non président mi ngi ci yoon bu baax géral li seen intérêt moo leen tax a jóg intérêt personnel nag na nga ko bàyyi Sénégal te topp intérêt général maanaam maytu dialogue politicien te def dialogue national maanaam ndëpp national ga ñëpp bokk mbokk yi kon mu doonoon xalaatu Bun Xataab sur la teranga.info